ka kone gi baka yiram beni seme jiranga na le man yiram beni Yankuba sanya baka tu ya fuali ko saka kone gi baka yiram beni ya fuali man yiram beni Yankuba sanya baka tu ya fuali ko saka kone gi baka yiram beni lopitana ya fuali man yiram beni rese ya fuali man yiram beni ya fuali man yiram beni Reze ye kantu Antuali mangiram beni Reze ye kantu Yanfuali mangiram beni Reze ye kantu Yanfuali mangiram beni Reze ye kantu Yanfuali mangiram beni Reze ye kantu asalaamaaleykum auditeur bu GMS FM 89.3 rawatina ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ci site internet bi www.gms.sn tey nag seen émission santé pour tous moo ngi fii ci commune bu Sindian plus précisément ci village bu ñuy naan Mendieng fii nag la ñu fas yéene amal ak yéen seen émission santé pour tous bu ko defee nag dañuy sëq waxtaan ak askan bi nga xamante ne ñoom dinañ xool lan mooy seen jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram waaye tam personnel de santé bi nga xamante ne moom moo nekk ci Sindian ñoom tamit dinañ ñëwaat ci seen liggéey nu muy doxee fii ci Sindian dinañ am tam ci plateau bi ay partenaire wala nag partenaire bi nga xamante ne ñoom ñooy jàppale fii nii poste de santé yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkee ci Sindian waaye tamit commune bu Sindian mairie bi moom tam maire baa ngi fii moom itam dina jël kàddu wax nag jéego yi nga xamante ne jot nañ ko def ci wàllum wér-gu-yaram fii ci commune bu Sindian donc sans plus tarder dañuy jox kàddu bi ICP bi mu daal di présenté wu moom di Sounkarou Diaw moom moo nekk ICP poste de santé bu Mendieng ñu bàyyi ko mu présenté wu. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew ku nekk tuuram ak santam man maa ngi tudd madame Mballo Sounkarou Diaw man maay ICP poste de santé bu Mendieng. voilà madame Diaw kaddu bi rafet na ñu jox tamit sage-femme bi moom nag di fàttaleku moom nag moom moo nekk benn sage-femme bi nga xamante ne moom moo yor presque village yu bëri yu nekk fii nii ci Sindian moom mooy benn sage-femme bi nga xamante ne moom moo fi nekk ñu bàyyi ko mu présenté wu ak ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew ku ci nekk ci turam ak ci santam maa ngi tudd Rokhaya Diédhiou madame Diop man maa nekk sage-femme Sindian poste de santé bu Sindian. mu ngoog madame Diop ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci plateau bi émission santé pour tous beneen wàll bi tam bu ñëwee tuuti ci partenaire bi nga xamante ne ñoom ñooy jàppale poste de santé yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Sindian ci ay jumtukaay dañ koy bay rek mu nuyoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi ak auditeur bu GMS FM. asalaamaaleykum maa ngi tudd Bouba Diatta may président ADASEC association bu taw fii Bignona di liggéey ak hôpitaux yi dem si école yi ak lu bëri mais fu mu nekk nii maa ngi am benn partenaire bu nga xam ne Karambenor Danemark dont le président est Sidi Badji donc mu ngi jàppale bu baax les structures sanitaires et bu ñu duggee si waxtaan bi di ngeen xam lu bëri si lu demee si association boobu. mu ngoog après nag bu ñu ñëwee ci waxtaan comme ni nga ko waxee rek di nga ñëwaat tuuti ci mission seen kuréel bi ngeen samp noonu dañ koy jeexalee ak monsieur le maire Yankuba Sagna moom tam mi ngi ci plateau bi moom it dina ñëwaat ci jéego yi nga xamante ne nguur gi def na ko ci poste de santé yu nekk Sindian dañ koy bàyyi rek mu nuyoo. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu seen auditeurs yi ak seen téléspectateurs yi leen di seetaan ci net bi ak ci jumtukaay yu xarale yi bees yi yëpp di leen di jaajëfal di leen di sant bu baax a baax. ngoog monsieur le maire yow tam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ci dalal bi nga xamante ne defal nga ñu ko ci sa commune waaye itam di nuyu bu baax a baax waa Sindian yi nga xamante ne ñëw nañu am en masse ñëw teewee plateau santé pour tous waa Mendieng ñoom tamit. Mendieng waa ñoom tamit maa ngi leen di nuyu bu baax a baax dañuy door waxtaan bi léegi nag ñu dugg carrément ci seen émission santé pour tous ànd ci ak ICP bi moom mu présentel ñu tuuti carte sanitaire bu Sindian tey lan nga ñu mën a wax tey ci wér-gu-yaram fii nii ci Sindian. waaw maa ngi ñëwaat tuuti si li nga laaj noonu Mendieng fii suñu population totale ñu ngi si 1033 habitants ñu ngi polariser 2 villages mooy Tankoron ak Silik. village yooyu la ñu polariser fii.
ngeen polariser ñaari village yi nga xam te ne askan bi dañuy faral di fi ñëw faju liggéey bi fii naka lay demee ndax métti na wala tam méttiwul liggéey bi ci boppam naka la demee fii. liggéey bi moom métti na méttiwul xam nga rek liggéey ci village bi nga xamante ne ñun fii ni poste bu bees la moo tax mu xaw a jafe tuuti amuñu électricité loolu moo ñu gën a sonal surtout bu ñuy def accouchement yi nii amuñu électricité guddi bi booy def accouchement da nga obligé wu nga jël torche boobu ngay utiliser def accouchement ñu rappelé que partenaire yi de bu ñu fi mënee jàppale tuuti ñu am électricité dina baax village bi nga xamante ne am na ñaari poste mooy Médiek Bangouna ak fii moo tax fréquentation bi bëriwul noonu sentiruñu ko noonu ndax ñaari poste la moo tax. mais liggéey bi fii nii concrètement fii nii liggéey bi fii nii naka lay demee en tant que ICP chaque jour liggéey bi fii naka lay demee. liggéey pour l'instant moom mun naa la wax métti na ndax man mi heure bi ma vraiment fi nekk sama dépositaire mu ngi en formation parewul ASC bi tam mu ngi en formation parewul ma rek ak sama matron bi ñoo fi nekk mooy Alimatu Sané kii bi toog nii beneen matron bi mu ngi en formation ñun ñaar rek ñoo fi nekk je suis obligée ma liggéey 24 heures sur 24 maa ngi ci pharmacie bi maa ngi ci poste bi maa ngi ci maternité bi 3 yooyu yëpp laay cumuler. kon dafa mel ni fii problème personnel moom moo fi posé. oui parce que nee nga sànq yéen kii ñaari infirmiers ñoom ñoo fi nekk ci poste de santé bi. ñaari infirmier waaye ñaari poste de santé la man poste bi ma vraiment fi nekk keneen ki moom am na personnel waaye bii mooy poste bu ñu mujjee ubbi sama personnel yëpp ñu ngi en formation pareeguñu moo tax heure bi ma vraiment fi nekk man may cumuler liggéey bi benn matron rek laa fi nekkal. fii nii ci poste de santé bi tey lan ak lan leen fi saytu comme wér gu yaram lan ak lan. fii ñu ngi def ay consultation adulte ñu ngi def consultation enfant dañuy def CPN CPON dañuy def accouchement dañuy def vaccination ak peser xale yi loolu lañ fiy def comme activité. voilà dinañ ñëwaat léegi rek ci yow joxal ma micro bi. Rokhaya Camara moom ma fàttaleku moom kese moom moo fi nekk sage-femme fii ci Sindian si ay village yu bëri yi nga xamante ne kenn ku ci nekk da ngay faral di ñëw moom mu ñëwaat tuuti ci métier sage-femme bi fii en tant que en plus nga nekk benn sage-femme fii ci Sindian liggéey bi naka lay demee. liggéey bi moom au début métti woon na trop parce que am na ay temps yoo xamante ne ñaari postes yi ubbi wuñu woon femmes yëpp fële lañ daan ñëw Sindian foofu lañ daan fréquenter foofu lañ daan defee. seen visite prénatale yi accouchement yi foofu lañ koy defee planning lépp daal foofu lañ ko doon defee liggéey bi xawoon na jafe trop te am na temps boo xamante ne tamit am na beneen poste boo xamante ne amuñu woon infirmier fréquentation bi dafa bëri woon da ngay liggéey ba bëgg a dee ak te ñii tamit seen amoon nañ problème yenn saa dañuy am problème moyen de transport pour ñëw accoucher poste ba dama daan gis ay accouchement à domicile yu bëri. parce que dañuy am problème transport yenn saa yi seen biir yi su mettee balaa ñuy am charrette pour ñëw dañuy wasin ci yoon bi wala ñu wasin balaa ñuy ñëw te ñun bu ñu sañoon kenn du accoucher ci kër ñëpp dañuy accoucher ci poste yi accouchement assisté daal moo ñu gënal mais comme léegi fii ubbi na xam naa dina tane parce que village yi ma polarisé woon yëpp wàññeeku na Médiek Silik Tankoron yëpp foofu lañ daan ñëw. mais bëri woon na ay accouchement à domicile xam naa léegi ak Sunkaaru dina tane tuuti puisque am nañ poste bu gën a jege ndax si ñaa xawoon naa xëcc torop si ñoom léegi moom xam naa accouchement à domicile amatul. xam naa après dinañ ñëwaat ci maanaam jafe-jafe yi nga xamante ne moom ngay gën a rencontrer ci terrain bi surtout ak femmes yi nga xamante ne ñoom dañuy faral di wasin ci seen kër fii ci Sindian accouchement bi naka lay demee. pour Sindian commune moom mën naa wax ne problème yi bëreetul parce que ñoom mën nañoo accéder ci poste bi sans problème mais problème bi mooy ñu jóge ci village yi di ñëw foofu surtout nawet yoon yi dafay metti pour ñu ñëw même charrette sax pour ñu ñëw bu tawee yoon bi day c'est impraticable daal dañuy sonn balaa ñuy egsi moo tax lu ci ëpp xam naa ñuy préférer accoucher ba pare indi seen doom yi bu ñu mënoon a dimbale daal ci yoon yi ak moyen de transport bu ñu amoon taxi boo xamante ne dina leen mën a relier daal di leen transporter di leen yóbbu mais fii moom loolu mooy problème transport ak piste yi tamit dara baaxu ci nawet bi lay ëpp accouchement à domicile yi day bëri torop.
fii consultation prénatale parce que ku ne jigéen bu warul foog nga def ay consultation prénatale est-ce que famille ñi ngi respecter seeni consultation prénatale wala ba tey am ngeen jafe-jafe ci ñi nga xamante ne dañuy faral di ñëw def ay consultation waaw jafe-jafe yi moom du mën a ñàkk mais tane na quand même ak parce que dañ leen di sensibiliser am nañ fi benn association boo xamante ne agent communautaire yi ñoo fa nekk ñoom ñoo leen di sensibiliser di leen wax ku boo tëbee ñaari weer nga dem ci hôpital bi la gën a jege nga dem di commencer say visite ñu xool ba xam bu dee da ngaa ëmb nga commencer visite boo wasinee ba pare ñu topp la tam ñu relancer la pour nga ñëw def say visite postnatal parce que boo wasinee tam da ngaa war a def ñetti visite boo wasinee balaa ngay génn dañ lay seet yaag sa doom boo tuddee sa doom ba pare da ngay delluwaat hôpital après ñu joxaat la rendez-vous pour 3e visite bi su 3e visite bi pare ñu jox la rendez-vous pour vaccination xale bi pour ngay dem di vacciner topp kii bi calendrier PV def say vaccination loolu yëpp dañ leen di topp. mais est-ce que femme yaa ngi génn di def ay consultation waaw ñu ngi ñëw des fois ñu tardé moom mais ñu ngi ñëw fu mu nekk nii moom ñu ngi góorgóorlu bu baax di ñëw. am na benn poste de santé bi nga xamante ne jot nañ ko visiter ñoom foofu noonu ci côté maternité bi nee nañu dañu ñàkk li nga xamante ne moo di échographie te loolu lu am solo la ci consultation prénatale parce que moom mooy maanaam moom mooy wane tey xale bi emplacement moom ci biiru yaayam tey bu fekkee loolu ñàkk ngeen ko ban jafe-jafe la mun a jural ci côté accouchement bi. des fois nga am ay jafe-jafe parce que femme yi écho amul Sindian amul écho pour ñu def écho dañuy dem ba Bignona wala ñu dem ba Tëllum dañ leen di dajale yóbbu leen ambulance bi la ñuy utiliser mu yóbbu leen Tëllum indiwaat leen dañ leen di rassembler par 15 jours ñu dem Tëllum wala Bignona ñu def fa seen écho ñëwaat te am na ñoo xamante ne amuñu moyen da ngay wax ba sonn duñu def écho te yenn saa ñu ñëw pour accoucher xale bi ni muy ñëwee du baax da ngay mujjee jëlaat ambulance référé leen soit Bignona wala Ziguinchor. loolu yëpp ñàkk échographie bi moom moo ko andi peut-être xam naa monsieur le maire après moom dina ci andi réponse ñun daal bu ñu amoon ku ñu jàppale ci échographie moom dina baax trop parce que soxla nañ ko am nañ population bu xaw a takku. voilà dinañ ci ñëwaat léegi rek dañuy tourner ci suñu partenaire di Babacar Diatta moom yor benn kuréel bi nga xamante ne dañuy faral di joxe ay jumtukaay poste de santé yu nekk ci Sindian est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci mission kuréel boobu. si mission kuréel boobu maa ngi sant bu baax monsieur le maire parce que am nañu benn convention bu mu signé ak commune bi si wàllu la boobu je crois que ni ma ko waxoon suñu kuréel dañ dee faral di visiter poste de santé yi di xam seen jafe-jafe parce que am personnel donc taxul ni ñu naan poste de santé il faut ñu accompagner leen si équipement boobu ñun si loolu la ñuy yëngatu boo leen gisee si yeneen surtout poste de santé de Sindian am nañu équipement bu ñu fa bàyyoon peut-être doyul comme sage-femme bi ni mu ko waxee sànq mais dina si bàyyi xel di góorgóorlu di wut li nga xam ne loolu la jigéen ñi gën a soxla si poste de santé yi surtout si wàllu wér-gu-yaram jigéen ñi si maternité bi donc suñu kuréel moom dañuy yëngu surtout si équipement ces postes là surtout en matière de lits de produits consommables et cetera mais néanmoins dinañ bàyyi seen suñu xel puisque nous avons fait un peu le tour de ces postes-là avec le maire que je félicite au passage te di ko naan nous sommes là et bu soobee yàlla on va l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire de bien dans cette commune-là et l'écho effectivement nous pensons compte tenu du poste de l'éloignement de Sindian par rapport à Bignona ñu dinañ ci xalaat bu baax comme ça ñu mun ko am li ci gën a gaawee pour mun a soulager vraiment les femmes ñu ñuy dajale par quinzaine
di leen yóbbu fu sori loolu daal yaakaar naa buñ ko waaye suñu partenaire bi il se pourrait d'ici peu de temps dinañu saafara jàngor boobu. tey ngeen teew ci Sindian seen kuréel bi di nga ñëwaat tuuti ci nu mu tudd Ada Seck la voilà di nga ñëwaat tuuti ci moom tey ngeen nekk ci commune bu Sindian te n'empêche am na commune yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi fii tey lan moo tax ngeen taamu Sindian pour ngeen fii def ay don lan moo tax choix Sindian bi. Bon, le choix de Sindian parce que tout simplement maire bi yëg nañu bu ñu yëgee nag ñu waxtaan si fànn yu bëri du si santé bi rek si yeneen fànn tamit waxtaan nañ si mais lu gën a fës si suñu waxtaan bi mooy ni ñu koy jàppale pour poste de santé yi gën a tane c'est ce qui a valu notre intervention si Sindian mais d'emblée mun naa leen ne nous intervenons dans tout le Sénégal et plus particulièrement dans la région de Ziguinchor fu mu nekk nii déjà il y a un don bu ñu def au niveau du centre de santé de Bignona réception bi dafay guñu ko sax mais et ça c'est un don qu'on a déjà renouvelé dañ ko renouvelé defoon nañ ko lal yu fa nekkoon yëpp ñun ñoo ko leen jox mais fu mu nekk nii lal yooyu atteindre na seen limite parce que ñu bëri yekku nañu ñu àndaat yeneen lal et yaakaar nañu dinañu équiper centre de santé bu Bignona ba mu nekkoon fu mu nekkoon tout à fait au début et de passage je salue les autorités sanitaires yu fi nekk ci région bi parce que tamit au niveau de Ziguinchor nous intervenons au niveau de l'hôpital de la Paix et au niveau aussi de l'hôpital régional en tout cas def nañu beaucoup d'actions là-bas mais comme je vous l'ai dit ñun suñu ité mooy vraiment ñi nga xam ne ñoom ñoo néew doole surtout les populations frontalières loolu la ñu bëgg a jàppale comme ni ko président bi nekkee di def di construire des postes de santé au niveau de la frontière ñu bëgg koo gunge ci politique boobu ñu mun a équiper postes de santé yooyu pour abréger vraiment les souffrances de ces populations-là. mu ngoog am na solo dinañ ci ñëwaat léegi rek ñu dem ci monsieur le maire dégg nga ICP bi li nga xamante ne jot na ko wax ci début kàddu am sage-femme bi ak tam partenaire bi jéego yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy def d'abord sa réaction par rapport ak seen intervention. Voilà merci maa ngi jaajëfal bu baax ICP bi parce que lu mu leen waxul mooy. mu ngi door a ñëw Médiec mu nekk postom mënuma wax bu njëkk mais mu nekk ki njëkk tijji poste bii nii bi nga xam ne fii la ñu toog di def émission bi loolu bokk na sax ci critères yi nga xam ne yu gën a tax ñu naa leen ni am na solo pour que ñu tase fii di koy jaajëfal bu baax di ko sant di ko gërëm di ko dooleel bu baax a baax ne ko ni na xam ni commune bi commune Sindian ak dëkku Médiec village yu Médiec ñu ngi koy sant ñu ngi koy jàppale bu baax a baax donc lépp li nga xam ne jaaxale la ci moom bu mu hésité ay papam ay waajuram ñu ngi fi chef de village a ngi nii imam a ngi fi ak yeneen kilifa yi fi nekk ay yaayom ñu ngi fi ñoom la nekkal fii lépp li nga xam ne am na ko comme njàqare na leen jege mu wax leen bu soobee yàlla dinañ ko saafara bu si amul li nga xam ne loolu la si namm numéro maire moom daanaka ñëpp a ko am bu ko laajee rek numéro téléphone maire dinañ ko jox na ma woo directement ñu waxtaan si dinañ si xool nañ si doxee moo tax quand même ba mu ñëwee fii fekk dara amu fi woon moom moo ko tijji ndax poste bi dañ ko tabax ba pare mu toog at boo xam ne nekkul fonctionnel parce que amul woon personnel donc loolu tax na ba matériel bu bëri ak équipement yu bëri yi nga xam ne
ñu ngi fi nekkoon parce que poste la boo xam ne dañ ko tabax équipé ko entièrement avec benn partenaire bu ñu jàppale woon ci loolu d'ailleurs loolu laa doon waxtaan sànq ak sama partenaire bi nga xam ne moom moo ñu gunge tey ma ne ko souvent man samay assemblée su ma toogee di waxtaan ak ay nit su amee ñoo xam ne même bu nekkee def nañu lu baax wala mu am ñoo xam ne defuñu lu baax du ma nangu di leen di tudd si assemblée yooyu si plateau yi bu nekkee teewuñu parce que man dama jàpp ni balaa ngay nataal ci Tungne da ngay bàyyi mu teew parce que Tungne boo nataalee si moom te teewul même bu nekkee lu baax nga wax ci moom ñii di dégg di dem di ko nettali dañu ñëw naan ah mais yow Tungne keroog gars yi ba ñuy tasee fële ah nekk nañu di wax rek Tungne finalement même bu nekkee lu baax lañ doon wax ci moom mun na jàpp ni dañ ko doon jëw moo tax ma ne ko man assemblée yu mel nii même ki nga xam ne war naa ko tudd damay préférer ma bañ ko tudd parce que comme ni ñuy wax tubaab yi ñu ne la guerre ne tue pas les absents comme teewul nañu bañ a tudd turam fii su ko defee jàmm ne ñooy kenn du dem fële ñoo naan tudd nañu turu diw te nekku fi woon mais am na ay partenaires yoo xam ne ñoom ñoo ñu si jàppale bu ñu tabax lii nii foofu rek laay yem ci tur bi kii tamit aada ba ñu xamante ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal association bi parce que comme ni mu ko waxee association la donc du benn nit donc du même rek moo bokk association bi am na ñu bëri ñu mu ko bokkal mais comme ni ma wax noonu ba ñu tudd après di kii moo tax comme moom moo teew moom la ñuy waxal donc association bi commencé na di def ay jéego balaa ñuy signer convention ak ñoom ba ñu signer convention de partenariat convention boobu ñu signer tamit def nañu ay tànk te maa ngi profiter si seen teewaay di leen di jaajëfal bu baax a baax di la jox yóbbante si sa kuréel bi Ada Seck ak ñi ngi ko bokkal ñëpp te comme ni ma ko waxee nii rek nga ne leen maire nuyu na leen sant na leen mënuloon jaar ku nekk si turam comme teewu leen mais jaar na si sama tur man Bouba Diatta man mi teewoon pour ne leen si sama tur naa nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk association bi di leen di jaajëfal di leen di gërëm di leen di ñaan tamit ñu gën a yokk seen loxo leneen nag mooy li nga wax sànq mooy problème mu échographie bi ñun commune de Sindian def nañ ko suñu yiite moo tax si budget bi nga xam ne moom la ñu jógee exécuté nii am na ab tomp buñ ci defoon pour taxawal unité bi mais ñu ne lépp loo xam ne da nga koy taxawal ci pour ay nit il faut nga waxtaan ci ak ñoom xool ni nga koy taxawalee parce que dafa am benn boroom xam-xam bu mag bu wax ni tout ce que l'on fait pour moi sans moi on le fait contre moi mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy sos di ko taxawal naan pour diw moo tax ma koy def bu nekkee diw moo tax ba nga koy def teewul ba nga koy def ah am na lu ñuul lu ci nekk parce que bu nekkee lu baax la lan moo tax impliqué woo ko boole woo ko ci li ngay def noonu donc daanaka loolu moo tax mun naa wax ni unité bi taxawul parce que dañ leen delloo mbir mi ne leen ni si suñu budget commune de Sindian luñ fa dugal noonu mot na taxawal unité d'échographie jox leen ñu wan leen ñu projet bu wane ni buñ ko taxawalee Sindian du nekk loo xam ne dañ koy taxawal nii te kenn du ko utiliser maanaam wan leen ñu ni mun ngeen ut ñi nga xam ne ñoom wax nañu sànq waxu personnel ñi nga xam ne ñoom ñoo koy doxloo ñoom ñoo koy gérer tax ba mbir mi duñ ko taxawal pour mu arrêter mais dañ koy taxawal pour mu jëm kanam pour mu am résultat bi nga xam ne moom moo tax ñu taxawal ko donc loolu mooy lu ndaw lu ma amoon pour dolli ci loolu en attendant yeneen wax yi di ñëw ci kanam. voilà balaa ma koy jox kàddu bi ndax mun nañu xayma ñaata poste de santé moo am Sindian. Sindian am na actuellement fu ñu toll ni juróomi poste de santé. 5 postes de santé 2 postes de santé
yoo xam ne mun nañu wax ni yàgg nañu trop mooy poste de santé bu Kañaru ak poste de santé bu Sindian ak ñetti poste de santé yu bees poste de santé yu bees yooyu mooy poste de santé bii bu ñu nekk nii ak poste de santé bu Médiek nekk quartier Bangunaam mi nga xam ne case de santé bi moom la ñu faire évoluer ba mu nekk poste de santé ak poste de santé bu bees bu ñu tabax ni Tandine bi nga xam ne yàggul bañ ko réceptionné. solo monsieur le maire ñu ñëw tuuti ci ICP bi mu ñëwaat tuuti ci fréquentation poste de santé bi est-ce que population bi ñi ngi gën a ñi ngi ñëw faju wala tamit poste de santé bi lu muy jël ci nit dafa ëpp est-ce que mën nga ñu wax tuuti ci fréquentation bi. waaw dinaa si ñëwaat fréquentation bi comme li ma la wax sànq rek xam nga ñun ñaari poste la ñu am si dëkk bi kale day recevoir ay malade man tamit damay recevoir ay malade moo tax duñu sentir fréquentation bu ëpp boobu parfois tamit nag si consultation yi xaw ma manque de moyens la wala lan la CPN yi femmes yi buñ ñëwee premier rendez-vous premier contact bi souvent dañuy tardé duñu teel a commencé visite te boo leen joxee rendez-vous tamit pour ñu suivre ko problème la da ngay obligé parfois ma yónni bajjan gox bi wala matron bi waxal ma diw mu ñëw rendez-vous looloo tax. mooy consultation prénatale yi nga xamante ne ba tey mi ngi poser problème parce que famille du ñuy faral daal di génn wax nga ko sànq benn village ñaari poste de santé tam ça pose problème ci nit ñi déjà bu amee ñaari poste de santé fréquentation bi du bëri noonu liggéey bi dafay xaw a jafe yenn saa yi bi ngeen defee consultation ba pare yan pathologie moom mooy gën a sonal fii nii askan bi. fii nii suñu consultation CPC pathologie yi ci gën a bëri mooy infection respiratoire aiguë moom la ñuy gën a am ni wala jaare c'est les enfants 0-5 ans pathologie yooyu ñoo fi gën a bëri pour l'instant xanaa nawet bi dañ doon am ay cas de palu waaye pour l'instant amatuñu ko. léegi loolu noonu mën nañu xam cause yi puisque moom moo gën a bëri fii nii ci poste de santé bi peut-être am na li nga xamante ne mun na ko causer est-ce que mun nañu xam les causes. man cause bi ma gën a constat nii pour l'instant xanaa mun na nekk poussière bi ak nu mu bëree nii xale yi parfois dañuy dem école dañuy lekk duñu raxasu loolu mun na leen indil jaare wala fu ñuy foo noonu poussière bi bu bëree loolu mun na leen indil ay soj looloo tax noonu man loolu laa jël comme cause. moo tax mu bëri nii pour l'instant. traitement bi naka lay demee gannaaw bu ñu diagnostiqué ba pare seeni pathologie est-ce que ñoom dañuy respecter seen traitement bi wala dañuy commencer rek après ñu bàyyi ko. consultation yi moom boo leen traité ñoom dañuy respecter problème bi li ma la wax sànq rek mooy CPN bi consultation prénatale bi foofu lañu du respecter rendez-vous ak ñi nga xamante ne am nañ doom ba pare mooy consultation postnatale. souvent première consultation dañ koy def avant femme bi di génn ñu joxaat la 9 jours après accouchement mooy bu ñu tuddee ba pare le lendemain nga ñëwaat 3e visite boobu moo causé problème ñoom bu ñu amee doom ba pare tudd rek fàtte nañ du ñu ñëwaat. xam naa peut-être di nga continuer sensibilisation bi ak bàjjenu gox bi peut-être femme itam na ñu ngi ñuy déglu dinañ bàyyi seen xel ci loolu si njëriñ bi nga xamante est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci solos bi nga xamante ne consultation prénatale ak postnatale tam am na ko. souvent dañ koy sensibiliser balaa femme bi di génn dañ lay wax avantage yi nekk ci consultation postnatale ndax boo ñëwee dañuy xool xale bi jël poids taille ndax mu ngi évoluer ndax amul ay fièvre ndax amul infection quelconque loolu yëpp dañu koy xool ñu seetaat yaay bi tamit jëlaat sa tension xoolaat ndax sa deret bi doy na ndax yaa ngi jël sa médicament correctement loolu yëpp dañu koy xoolaat suivi xale bi ak yaay ba 42 jours boobu mooy avantage CPON. tey urgence bu amoon fii tey yow nga nekk ICP bi ci poste de santé bi tey noo koy gérer. urgence moom surtout bu amee ni parfois dañuy référer na référence bi rek mooy causer problème ndax amuñu moyen de transport comme Roxaya nu mu ko waxee sànq amuñu ambulance bu ñu amee urgence surtout guddi bi nii ak ñàkk réseau bi damay woote Sindian bu dee ambulance boobu disponible na ñu ñëw bu nekkee am panne damay obligé woote ba Bignona ñoom ñu jël ci malade bi. kon ça veut dire que problème bi mooy problème ambulance
moom mooy gën a causé fii nii. transport bi waaw heure bi problème transport la ñu am ak problème réseau ndax pour nga woote ni bañ jot problème la guddi bi surtout boo amee malade gi nga war a référé ba Bignona dangay génn nga taxaw fi nga xamante ne foofu dangay am réseau nga woote pour ñu ñëw jël si malade bi xam nga loolu tamit daa jafe transport bu ñu mënoon am ambulance dinañu jàppale. tey transport bi nu mu méttee nii en plus ambulance tam yenn saa yi dafay jafe lan la mën a jur comme gàllankoor ci wérgu yaram nit ki. conséquences yi mun naa la wax dafa bëri ndax par exemple ci accouchement yi nit mun na fi ñëw ba dilatation complète nga gis ne du mun a accoucher fii nga bëgg ko référé ba Bignona amoon naa fi benn cas bi ma war a référé depuis ay minuit moins maa ngi xaar ambulance ba 3 heures du matin. heureusement que xale bi amul problème waaye xale boobu xam nga bu juddoo il faut nga réanimer ko te ñun amuñu matériel de réanimation Bignona rek la mënoon dem loolu mooy conséquences yi xale bi mun na si ñàkk bakkanam wala yaay ji mu am si beneen problème. bu ñëwee tuuti ci côté matériel bi est-ce que tey am ngeen jumtukaay yi nga xamante ne tey dina leen permettre ngeen def seen liggéey nu mu waree. waaw bu ñu amoon électricité moom am nañ li nga xamante ne mun nañ ko def fii am nañ matériel bi. waaye amuñu électricité pour ñu utiliser matériel yooyu loolu mooy problème bi comme matériel réanimation dangay soxla électricité te fii amul électricité am na benn aspirateur la ñu yor boobu la ñuy aspirer beneen bi aspirateur kii électrique bi boobu duñ ko mën a utiliser fii ndax amuñu courant moo tax il faut ñu référer xale yi nga xamante ne dañuy soxla réanimation il faut ñu référer la. léegi fii maanaam électricité tey amul. accouchement bu waroon am tey naka ngeen di def par exemple ni bu fekkee guddi la tey yan moyen ngeen leen di faral di utiliser ngir def ay accouchement. ay torche la ñuy utiliser man ak matron bi torche la ñuy jël ñu def suñu accouchement ba pare après ñu taalal ko benn lampe ci salle de suite de couche bi patient bi mu nekk foofu waaye pendant l'accouchement ñun on utilise des lampes torches. ndox bi tam côté ndox bi est-ce que ça va am ngeen ndox bu sell bi nga xamante ne tey dina leen permettre ngeen def seen liggéey nu mu waree. waaw ndox bi moom parce que bu ñu nee wérgu yaram hygiène la ñuy njëkk wax est-ce que tey eau potable tey am na fii ci poste de santé bi. waaw ndox moom amul problème am nañ fi ndox moom xanaa nawet bi rek parfois bu kii bi daf fii ci logement bi panneau boobu mu ngi fonctionner waaye naaj bi bu amul doole batterie xam naa dafa yàgg daa am problème. naaj bu amul doole nii moom mooy fonctionner château d'eau bi parfois dañuy am panne ndox waaye bëriwul. Rokhaya dégg nga ICP bi li nga xamante ne wax na ko yow mi nga xamante ne yow sage femme nga ay bu ñuy faral di maanaam soxna yi bu ñëwee mucc gis nga ñàkk courant moom leen fi nemmeeku ay torche la ñuy faral di jël tey loolu noonu lan la mën a jur tey en tant que sage femme. loolu moom mën na jur ay conséquences néfastes parce que bu fekkente ne yow da ngay accoucher. imagineel nga accoucher femme mu xotteeku nga war ko ñaw te amoo courant boo koy xoolee bu baax moom sa xale la bëtam baax na waaye bu dee man mi nga xam ne sama bët yi baaxul duma xam lu may ñaw xanaa ñu jàppale ko ci électricité rek mu am courant wala panneau bi di fonctionner ba ci maternité bi mu mën a gis daal li muy def bu baax parce que loolu tam c'est difficile ngay taal torche di def accouchement moom wax dëgg yàlla xanaa ñàkk pexe rek waaye ku ko mën a am daal moo gën. man moom Sindian awma problème boobu. voilà Sindian puisque courant bi dafa mel ni yegsi na fa léegi. amu leen problème courant amu leen ndox mais am na yenn poste de santé yi nga xamante ne ñoom ba tey dañu am problème électricité maire bi moom dinaa ko jox kàddu léegi dina ci andi leeral nga ñëwaat tuuti ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom ngeen di jànkonteel ci accouchement yi. man jafe-jafe bu ëpp daal mooy échographie. yow daal boobu. mooy sama problème mais maire bi tam wax na ko est-ce que tey bu ñu leen joxee tey matériel bi tey jumtukaay bi est-ce que parce que partout fu ñu jaar personnel la ñuy faral di jooy est-ce que di ngeen am benn personnel qualifié bi nga xamante ne moom dina gérer machine bi. waaw formation la rek boo demee Bignona 3 mois rek da ngay manipuler parce que des fois damay dem foofu sax di xool ni ñuy defee écho moom formation la rek boo defee maximum 6 mois da ngay. utiliser échographie normale parce que am naa ci ay notion tuuti notion saa yi ma demee Bignona tombé ñuy def échographie damay dugg ci salle bi di assister. kon yéen tey bu ñu leen joxee tey matériel bi tey di ngeen mën a def seen liggéey. ah waaw bu ñu defee 1 mois rek dinañ mën a dem. bu ñu ñëwee tuuti ci côté vaccination bi xale yi naka lay demee.
vaccination tous les 15 jours dañuy woo day am quartier ñuy convoqué bu dee Sindian dañuy am quartier bu ñuy convoqué 15 jours bi beneen kii ku nekk dafa am datam daal 2 dates lañ jàpp ci mois bi. parce que bu benn date lañ doon def mais dañoo gis ne dafa doon fees dell da ngay liggéey ba bëgg a dee boole consultation yi léegi nag ñu xaaj ko en 2. di ko def par 15 jours ñu dox date am quartier ñu boole bii date beneen date bi yeneen quartier yi. ci la liggéey bi di gën a oyof daal te du la teree def consultation tamit. mais est-ce que femmes yi ñi ngi faral di génnee seen doom yi ñi leen di yóbbu vacciner parce que déjà nga dëkk benn village bu sore nga war a ñëw andi sa doom ba ci beneen poste de santé bi nga xamante ne di nga dox ay kilomètres balaa nga ci yegg est-ce que loolu tam du freiner tey population bi ñu bañ a yóbbu seen doom ñu vacciner leen. waaw loolu frein la woon moo tax ñu ut stratégie village yi ñi nekkul Sindian commune kii bi dafa am kuy déplacé wu fekk leen chaque jour. dañ leen jox date bu nga xamante ne tel jour ASC bi day ñëw foofu vacciner leen mais ñu nekk biir commune ba moom ñoom ñoo ñëw ci poste ba comme ay Diagong Uniok ñooñu dañ leen di fekki ñoom dañ leen di fekki foofu seen dañu am seen date ñoom tam dañ leen di fekki pour vacciner leen. partenaire bi ADASEC mu ñëwaat tuuti ci seen zone d'intervention fii nii Sindian ak jumtukaay yi nga xamante ne tey jot ngeen ko jox poste de santé yéen ñoo fi nekk. bon ñu jot a jox si poste de santé yi comme ni ma ko waxee si jëlbeen rek dans la commune de Sindian joxe nañ fi ay lal joxe nañ fi ay pousse-pousse parce que nous savons que c'est une zone bu nga xam ne qu'on peut pas rappeler le passé mais il y avait des besoins quand même joxe nañ fi ay béquilles ak produits tamit yi nga xam ne des produits consommables yu bëri et comme ni ma ko waxee woon daal di si gërëm le maire parce que léeg-léeg si conteneur bi am na matériel bu nga xam ne day ñëw mais soxlawuñu ko si poste de santé yi il faut ñu jëlee des grands hôpitaux comme l'hôpital régional moom mi bon il nous a donné l'autorisation quand même tous les produits yi nga xam ne mënuñ ko utiliser Sindian ñu mun ko référer au niveau de l'hôpital régional comme ça ñu mun ko utiliser foofu mais loolu yëpp daal si li nga xam ne si échange la puisque comme nu mu ko waxee ces postes de santé là les 3 postes yi nga xam ne yooyu nekk bees que j'ai eu l'occasion de visiter aujourd'hui dinañ bàyyi suñu xel tamit ci activité bu ñuy def ak moom dans les prochaines années peut-être à venir mais ñaan nañu yàlla daal yàlla may ñu mun a am ay matériels yi nga xam ne mun nañ leen jox population yi comme ça ñu mun koo jëfandiku di si surtout le personnel sanitaire ñu si mun a liggéey pour vraiment que les populations aient une santé vraiment meilleure. tey bi ngeen commencé di intervenir ci Sindian di jàppale poste de santé ay jumtukaay lan moo changé tey ci poste de santé yi. D'abord sur le point de vue infrastructure parce que bu ñuy visiter certains postes dañu gisoon ne l'infirmier chef de poste ci boppam ak sage-femme bi léeg-léeg amuñu woon sa bureau bu nga xam ne un bureau convenable ay table yi nga xam ne dañuy defar ni ci menuisier yi loolu la ñu amoon ñu xalaat ne il faudrait ñu utal leen ay bureau ay chaises d'accueil et cetera loolu yëpp def nañ ko te tamit gisoon nañ ne pour seen rapport mensuel yi léeg-léeg il fallait que ñu déplacer wu pour def la saisie et cetera au poste de santé de Sindian par exemple on avait donné un ordinateur bon comme ça pour mu mën a def sa saisie quand même sur place et je crois que daal loolu daal il a apprécié parce que ça lui a facilité la tâche léeg-léeg daf doon déplacé ba Bignona pour def liggéey boobu te je crois comme ni ñu ko waxee daal ni ma ko waxee sànq si poste de santé yu des daal on va y penser comment vraiment améliorer le cadre de travail tamit mais si beneen volet tamit am nañu un volet de renforcement de capacité
dans le volet de renforcement de capacité dañu am benn partenaire boo xam bu ñuy tudd la RAF boobu tamit ñëw nañu fii dérouler benn programme boobu jeex ñu évaluer ko si évaluation boobu ñu dellu si pour dugalaat beneen requête pour toujours la formation. Tout de suite j'ai échangé avec le maire si domaine boobu je me suis dit que il faudrait ma joxe information bi sur ce plateau que nit ñi xam loolu c'est une association bu nga xam ne qui travaille un peu dans le secourisme donc c'est dans les urgences parce que loolu tamit dafa am solo surtout qui dans le domaine médical parce que tey sauver une vie et soigner une personne c'est pas la même chose donc loolu moo tax ñooñu tamit d'ici septembre dinañ fi dellu si di woon nit ñi quelques gestes faciles pour pouvoir sauver des vies et je crois que le personnel soignant serait vraiment intéressé comme ça ñu xam si lu ñuy def comment faire des gestes faciles pour maintenir à vie certaines personnes ba ñuy dugg si hôpitaux yi dans les structures d'accueil. dañuy ñëwaat ci monsieur le maire dégg nga ICP bi li nga xamante ne wax na ko ci wàllum courant ñàkk na fi ndox tamit ñàkk na fi mais pour rappel am na poste de santé yi nga xamante ne jot nañ ko visiter li si mel ni poste de santé bu Kañaru foofu tamit jumtukaay bi ñàkk na fa torop amuñu fa sage-femme ba pare lu fa gën a doy waar mooy benn salle d'hospitalisation moom moo fa am maanaam góor ak jigéen ak xale mag yépp ci benn salle la ñuy faral di nekk bu ñuy nee nañ fa tam ndox bi tam amu fa bu ñuy faral tam di jël maladie comme nu mu ko waxee charrette moom moo leen fay andi beneen poste de santé tam bi nga xamante ne visité neen ko mooy Tandine foofu buñ ko sampee ci suma juumulee le 16 février leen ko inauguré mais lu ma remarqué mooy poste de santé bi ba tey fonctionné wul peut-être xam naa di nga ñëwaat ci loolu Médieng tam fu ñu jógee am na benn poste de santé bu ñu jógee léegi nii foofu tam ñoom problème personnel la ñu am matériel tam ça pose problème tey jafe-jafe yooyu yëpp nga xamante ne poste de santé yi ñu ngi koy jànkonteel fii ci Sindian tey yow sa wàll wala état bi ban politique sanitaire la ñu teg en place pour un peu soulager la population. Merci maa ngi leen di jaajëfal encore ne leen ni xam ngeen ñëpp ni santé ak action sociale mu ngi bokk ci axe 2 bu plan Sénégal émergent mooy développement capital humain ak protection sociale nguur gi def ci ay jéego yu bari waaye nag ku nekk ci sa gox même bu nekkee nguur gi mu ngi def ay jéego feneen yow da ngay xool jéego yi nga xam ne nguur gi mu ngi koy def ci sa gox donc ci fànn yooyu foofu laa bëggoon wax tuuti ci benn poñ bu ndaw bu ñu laal mooy Médieng benn dëkk ñaari poste de santé buñ ko présenté nii bon ki nga xam ne xamul contexte bi xamul dëkk bi nu mu mel mun na jaaxle xool mais loolu nu mu mënee nekk waaye boo xalaatee ni comme nu mu leen ko waxee sànq commune Sindian mu ngi am fukk ak juróom-ñeenti dëkk si fukk ak juróom-ñeenti dëkk yooyu ñetti dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo gën a mag si fukk ak juróom-ñeenti dëkk yooyu mooy dëkku Sindian village Kañaru ak Médieng donc Médieng nekk na dëkk boo xam ne dëkk bu mag la mais su ma nee dëkk bu mag la di nga ne mais wax nga ni Kañaru dëkk bu mag la te Kañaru benn poste de santé moo fa nekk Médieng dafa nekk dëkk bu mag waaye mu nekk dëkk boo xam ne relief bi dafa accidenté gis ngeen sànq ñun ba ñuy ñëw jafe-jafe yu ñu amoon pour jógee si beneen poste de santé bi ñëw si poste de santé bi maanaam di nga ma ne ni mais loolu est-ce que kon defar yoon yi gënul ñu taxawal benn poste de santé mais da nga xam ne mbirum wér-gu-yaram dafa am solo soo xam ne waruñu xool waruñu nekk di ko daax di dëbb daax c'est-à-dire que du yére boo xam ne bu xottee ko da ngay nekk di ñaw donc mbirum santé dafa nekk loo xam ne boo koy jël da nga koy jël de manière intégrée jël ko avec amour ak bëgg-bëgg boo xam ne yow
da nga yëg ni sa bopp nga koy defaral donc zone bu ñu nekk nii dafa nekk zone boo xam ne loo fi mënti def si ay tali baax na waaye loo fi mënti def si ay poste de santé bu ñu mënee même ba si ay village ñu def ay poste de santé bu nekk ñu def fa ñaari poste de santé ba ñetti poste de santé en fonction de environnement bi nu mu mel parce que wax nañ la ko dëgg la su amee benn ñaari poste de santé si benn dëkk mun nañoo calculer taux de fréquentation poste de santé bi mais li ëpp solo man si lu ma gis du taux d'occupation wu taux de fréquentation poste de santé bi mais li ëpp solo mooy notre capacité ma dellu si wolof ngeen jégal maa ngi kii li ëpp solo mooy suñu mën-mën bi nga xam ne dañ ko war a wone ci fexe ba képp koo xam ne dafa am gàllankoor si wér gu yaram ñu mun ko jox si nu mu gën a jegee ci moom parce que gis ngeen wax nañ sànq problème mu électricité donc courant bi egseegul comme nu mu war a egsee fii si dëkk bi donc cela veut dire que day lëndëm donc su nekkee dëkk boo xam ne dafa lëndëm déjà malade bi war a def benn kilomètre pour dem si poste de santé même bu nekkee mu ngi nekk si village bi déjà mu ngi feebar sonn naka lay def ba et cetera donc war nañu réfléchir sur la mooy distance bi nga xam ne moom la malade bi di parcourir pour jot poste de santé bu ko gën a jege te boo jëlee village u Médiec nga xool superficie Médiec nga calculer densité population bi nga xool rayon bi nga xam ne moom la malade bi di parcourir di nga xam ne am fi ñaari poste de santé lu jaadu la moo tax ñu taxaw si xeex ànd ak population bi ànd ak ñëpp ñu ngi siy jàppale ba ñu may ñu loolu fii si kii beneen mbir bi fi génn mooy wax naa ko sànq naa ko waxaat wax ko suñu sage-femme bi fi nekk nii ne ko ni mbirum échographie wax naa leen ni maire bu leen waxee ni taxaw na xam leen ni lu am la te maa ngi leen di lancer défi ne leen ni andil leen ñu projet c'est-à-dire que bindal leen ñu loo xam ne lu ñu mën a gis ne projet de mise en place d'une unité d'échographie mu ngi nii au niveau de Sindian ñu xool fi ñu koy installer fi ñu koy teg même bu nekkee xam nañu si poste de santé bi mais si ban local lañ koy teg buñ ko tegee foofu amagul personnel ngeen wax ni soxla nañu personnel mais en attendant ñu am personnel boobu diw mooy yow boo defee formation parce que loolu yëpp day nekk si coût unité bi parce que coût installation unité bi nekkul si jënd matériel rek nga andi ICP wu Médiec wax na ko am nañu fii ay unité de réanimation yoo xam ne mënuñu ko utiliser parce que courant bi amul donc boo leen ñu wonee ni lii am na parce que du ñu dem jënd loo xam ne dañ koy andi teg après ñu dem xalaat xool kan moo koy def wala ñu andi ñëw teg après door a xalaat nu ñuy def ba mu dox da ngeen ñuy won ni taxaw ngeen pare ngeen pour matériel bu ñëwee bu ñu koy installé rek day dem donc projet boobu lañu bëgg ngeen bindal ñu. mais monsieur le maire dogguma la tey bu ñu taxawalee poste de santé mais quand même la première des choses mooy mu am fa courant. est-ce que tam tey mun nañu xaar tey bañ ne tey matériel ñëw na rek fa courant bi soog a ñëw. voilà courant bi dafa am loo xam ne lu am solo la parce que comme ni nga ko waxee ni accès électricité surtout électrification rurale lu am solo la waaye si suñu zone Fogni bi nii taux de couverture courant bi dafa néew trop maa ngi ko doon wax ay jamono yi passé ñu ngi toll si benn taux de couverture boo xam ne 2% la donc loolu néew na trop ñu ngi ciy xeex ci côté boobu ci côté courant bi pour fexe ba dëkkuwaay yëpp surtout suñu dëkkuwaay yii nii képp koo xam ne soxla nga courant nga mun ko am si anam yi nga xam ne yooyu la gën a oyofee ci yow nguur gi am na lum ñu si dig am na lum si nekk di def si ay jéego parce que dëkku Jagong ñu ngi fay taxawal benn centrale solaire Sindian andi nañu solaire courant continu Kañaru andi nañu courant continu même bu nekkee gox yëpp amuñu am na ñaan bu mu leen wax ne leen ni groupe bi nga xam ne moom moo nekkoon Sindian di alimenter Sindian en discontinu
wax naa leen ni buñ ko delloo Bignona nañ ko andi Médiec parce que commune de Sindian soxla na groupe boobu te groupe boobu buñ ko waree dindi yóbbu ko feneen nañ ko yóbbu sama benn village du problème mu bañ a ñuy dugal ko feneen mais sama bopp moo ma gënal du bañ naa la donc daanaka si loolu la ñu taxaw ci loolu la ñu nekk di wax donc moo tax li nga wax noonu lu am la ñun xam nañ ko mais commune munu si def loo xam ne ay jéego la ci côté courant bi nekkul compétence transférée benn mais ñaar même bu ma si mënoon def dara sama budget mënuma mayuma doole boobu ci côté ndox mi ñu ngi ciy liggéey di si def ay jéego gis naa leen wan naa leen sànq Tandine fu ñu jógee point d'eau bu ñu fa def fii tamit gis ngeen forage bi ñu fi def bu mu la wax noonu ak alimentation solaire Kañaru am na forage waaye débit bi moom moo faible moo tax ñu won la problème yooyu mais ñu ngi liggéey ci raccordement bi ñu ngi siy liggéey ak suñu partenaires yi ñuy jàppale ci loolu problème bi am solo mooy problème mu infrastructure mooy tabax parce que boo xoolee même fi ñu nekk nii clôture bi yaa ngi gis clôture bi ay bant la moo xam ay sàkket mais ay bant la donc bu ñu sañoon mu nekk clôture en dur loolu dafay gën a sécuriser poste bi donc loolu yëpp ñu ngi siy liggéey gis ngeen différence entre poste de santé bu Tandine ak poste bi différence bu fi nekk fii Médiec gis ngeen différence entre poste bi ak poste bi nekk Médiec Bangouna am nu mu mel poste boobu war nañ ko tabax am na ay tabax yu ñu fay nekk yu ñu nekk di fa def mais population yi ñoom ñoo jóg taxaw ak ñi nga xam ne ñoom leen di jàppale si ay partenaires ñu nekk di ko def mairie bi bu amoon moyen dina si dugal loxoom waaye nag moyen doole bi moo demul comme nu mu war a demee moo tax ñu am loolu li jëm ci ambulance lu am solo la tey ci commune Sindian daanaka ñu ngi am ñeenti ambulance ñaar ñu ngi nekk Sindian benn boo xam ne suñu benn partenaire moo ñu ko jox parce que partenaire boo xam ne dafa lay jàppale ne la nii lu ma andi nii fii laa ko bëgg a dugal mënoo ko détourner yóbbu ko feneen donc ñaar ñu ngi Sindian mais tamit du. kiiwuma la sax dogguma la sax di leen ñëwaat ci jéego yi nga xamante ne yéen a koy waaj a def ci commune bu Sindian rawatina tam ci poste de santé damay ñëw tuuti rek ci ICP bi mu wax ñu déjà fii Sindian wala sax ci gox-goxaani zone la bi nga xamante ne xaw na jege frontière bu Gambie est-ce que yenn saa itam du jur ay jafe-jafe nit ñi di bay poste de santé fii ni dem faju feneen wala tam ñooñu di jógee feneen ñu ñëw faju fii est-ce que yenn saa itam du poser tam problème. am na problème buñ ci am waaye du ci consultation bi surtout ci suivi xale yi vaccination bi. ay perte de vue ay perte de vue da ngay gis fii benn xale mu commencé vaccination fii prochain rendez-vous nga laaj ñu ne yaay bi dafa tukki daa dem Gambie problème boobu la ñu am waaye ci consultation moom fii la ñu consulté wu ñoom ñëpp waaye suivi xale yi pesé bi ak PV vaccination bi foofu la ñu am problème yaay yi dañuy tukki duñu toog. boobu moom perte de vue day bëri da ngay gis li nga commencé ak li ngay acheminé enfant complètement vacciné écart bi day bëri loolu tamit day wàññi sa compétence. Déjà campagne de vaccination yi est-ce que fii nii yéen a koy mënee correctement comme ville nun koy defee parce que yenn saa yi dañuy faral di gis gars yi dañuy dugg nii ci kër yi nii di def ay campagne est-ce que fii nii yéen a koy respecté. waaw ñun suñu vaccination yi c'est mensuel. fii Médiec dañuy vacciner benn fan la ñuy vacciner ci ñaari poste yi yëpp Tankoron ak Silik ñun ñooy déplacé wu dem dañuy def stratégie avancée ñu fekk ci leen vacciner leen foofu dañuy njëkkee Tankoron vacciner Tankoron Kalab ak Birto ñu soog a dem Silik vacciner foofu après ñu mujjee Médiec deuxième jour bi fii la ñuy vacciner. enclavement bi est-ce que du jur tam beneen xeetu jafe-jafe. waaw foofu am nañ ci problème waaye médecin bu Bignona dañ koy remercier ci côté boobu souvent su ñuy def stratégie avancée moom moo ñuy awal ambulancier bi mu ñëw ba fii jël suñu yóbbu ñu ba foofu bu ñu vacciné ba pare mu indiwaat ñu. mu ngoog ma ñëw tuuti ci Rokhaya suñu sage-femme bi mu ñëwaat tuuti ci urgence bu amee tey au niveau de Sindian tey yéen naka ngeen koy gérer foofu. bu urgence amee xanaa dañuy jël suñu ambulance bi rek des fois mu am problème mais bu amul problème dañuy utiliser directement ambulance bi. pour yóbbu nit ki Bignona. waaw Bignona wala Ziguinchor daal la plupart. te it gis nañu tam yoon bi tam nu mu mel tam. waaw yoon bi moom baaxul moom ñun moom suñu ambulance bi baax na trop mais ñemewul kii suuf. dafa suufe daal. kii moo suufe. yenn saa yi sax waa Médiec dañuy woo pour ñu jël si leen mais du mën a ñëw wala mu ñëw ba si yoon bi paan. surtout si nawet bi lay gën a
bëri problème daal parce que yoon suuf si day tooy te dafa bane yi ñëw ba si yoon bi càng. taux de fréquentation bi nag gis nañu Sindian poste de santé la comme yeneen poste de santé yi mais dafa mel ni am na ñi nga xamante ne am na koo xamante ne soufflé na ma ko sànq dañuy bay yeneen poste de santé yi di ñëw faju si foofu noonu Sindian am na tam ñi nga xamante ne dañuy jógee côté frontière bi ñu ñëw faju foofu noonu est-ce que taux boobu noonu yëpp tam yéen du dem tam ba mu leen dépassé wala tam mu jural leen ay jafe-jafe ci saytu wérgu yaram askan bi. waaw waa frontière moom bëgg nañ Sindian trop parce que ba Jalankin Bali ñaan ñoom ñëpp foofu la ñuy fajoo ñoom bëgg nañ Sindian trop wax dëgg yàlla xaw ma nag lan moo tax ñu bëgg ko. mais est-ce que tam du jur tam jafe-jafe ci personnel bi. est-ce Non, que non, am non. ngeen assez de personnel yi nga xamante ne tous les jours dinañ mën a jël population bi en plus ñu def ko tam dans les normes tam. waaw si côté boobu ñu ngi góorgóorlu de comme ñoo ngi sur place chaque fois bu ñëwee dañuy fekk foofu xam naa loolu moo tax nag Ndour moom du bouger moom Sindian la waa Sindian la man sax man maay dem yenn saa yu weekend waaye moom saa yoo ñëwee fekk fa xam naa looloo tax nag ñu taamu foofu parce que saa yoo ñëwee da nga koy fekk sur place à part séminaire wala réunion moom du bouger moom lu muy bouger bëriwul. est-ce que yéen tam foofu comme madame nu mu ko waxee si poste de santé bi tam dañuy faral di am ay perte de vue est-ce que foofu Sindian tam day faral di am nit ñu commencé rek dem surtout ñi nga xamante ne ci frontière bi la ñu dëkkee. daana am mais léegi bëreetul léegi moom wax dëgg yàlla bëreetul suñu kii agent communautaire yi la ñuy utiliser man bu dee man moom su ma amee femme bu accouché boo ñëw sa rendez-vous damay wax matron bi wala ASC bi demal nga wool ma diw mu ñëw rendez-vous jot na te ñëwul comme foofu noonu ñëpp dañuy xamante da ngay xam sa maladie. fii daal loolu mooy avantage bi maladie da nga leen di xam boo ko gisul boo xoolee sa registre gisoo ko rek da nga koy woowi parce que bu ñëwee contact da ngay jël seen référence jël portable bi te da nga leen di xam tamit adresse bi da nga koy xam da ngay woo goro bi wala jëkkër ji nga ne ko diw de daa am rendez-vous mais ñëwul te dañuy ñëw waaw. comme que xanaa ñi dëkk si village yu sori yi daal boobu moom da ngay yóbbante rek yenn saa yi mu ñëw yenn saa yi du ñëw. suivi bi tam est-ce que mi ngi am famille. waaw bu ñu accouché ba pare comme kii nu mu ko waxee nee nañu ñoom des fois dañuy am jafe-jafe boobu noonu. déjà voilà poste natal bi est-ce que. tamit moom yaa leen di loqati ji moom la même chose de que Sindian. noonu la fépp la bu ñu wasini xam nga balaa ñu génn da nga leen di seet boobu moom force la parce que da nga leen di seet ba pare nga bàyyi leen bu ñu tuddee ba pare dinañ ñëw mais bu mujj bi boobu moom yow yaa leen di jëli surtout bu dee xale bi amul benn problème moom doo leen gis yow yaa leen di woowi man nag sonn ma taayu ma chaque jour ma woo leen. mu ngoog dañuy ñëw tuuti si Diatta suñu partenaire bi dégg nga famille li nga xamante ne wax nañ ko li ci bëre mooy problème ambulance bi nga xamante ne dina méngoo ak ñoom seeni dëkkuwaay yéen mi di joxe ay jumtukaay est-ce que tam yenn saa yéen a ngi xalaat pour ngeen jox leen genre ambulance yooyu pour ñu mën a transporter maladie. si suñu bëgg-bëgg de bëgg nañu di joxe ay ambulance parce que defoon nañ ko ak le centre de santé de Bignona mais malheureusement mënuñ ko renouveler pour le moment parce que xam nga adduna bi fu mu toll nii dafa dëgër te comme au sud comme le nord commencé na di dëgër au nord tamit donc balaa ñuy renouveler seen parc automobile day yàgg. loolu moo tax je ne peux pas trop m'aventurer di joxe fi benn promesse bu nga xam ne duñ ko mën a tenir mais suñu xel baa ngi si bu ñu amee occasion ku nga xam ne mën nañu joxe may ambulance pour ñu jox ko askan bi je pense que du am benn problème comme ni ñu ko defee woon si Bignona daal si Diourbel on l'avait une fois fait mais nous y pensons mais bu ñu amee partenaire bu nga xam ne mën nañ jox ambulance moom amuñu benn difficulté di ko andi di ko maye comme niñ ko ñuy defee si yeneen matériels yi. mu ngoog monsieur le maire ñu ngi signalé sax xam naa temps bi mais quand même nañu dem tuuti rek xam naa daanaka léegi rek ñu kii bu ñëwee tuuti ci yaa ngi doon commencé wax jéego yi nga xamante ne yéen koy waaj a def bu ñëwee tuuti ci jéego yi yan jéego la nguur gi fas yéene def wala laata loolu am na question bi nga xamante ne tontu woo ko mooy Ferenele Kañoru ñoom maanaam benn salle d'hospitalisation la ñu am est-ce que tey taxaw nga tem pour tey nga jàppale leen ñu mën a tabax beneen. Merci pour li jëm ci
dëkku Kañaru effectivement benn salle d'hospitalisation moo am pour góor ñi ak jigéen ñi mu nekk loo xam ne lu jafe waaye waxtaan nañ ci ak suñu benn partenaire boo xam ne am nañu yaakaar bu baax a baax ni balaa ay lu néew dinañu mën a am beneen salle d'hospitalisation liggéey nañ ci def nañu fondation yi ba pare def naa wan nañ leen ko sànq ñu ngi ci liggéey bu baax a baax pour ñu tax mais du tee nekkul aux normes lu nekkul aux normes da ngay wax ni lii normewul donc poste de santé bu Kañaru poste de santé bu Médiek Bangunaam poste de santé bi nga xam ne moom la ñu nekk nii am na ci loo xam ne lu des pour mu normé wu li des pour mu normé wu mooy boo jëlee poste de santé bu Kañaru tabax bi ci boppam normé wul donc ñu ngi liggéey di ñaax nguur gi pour ñu liggéey xool ni ñuy def ba nu ñu mettre ko aux normes bii nii war nañ def clôture parce que bii am na normes yi waaye boo xoolee benn logement la am te poste de santé yi normes yi actuellement day am poste bi ci boppam am maternité am ñaari logement ICP ak logement sage-femme parce que ICP ak sage-femme dañu war a dëkk ci biir hôpital bi parce que jigéen bi nga xam ne dafa woon lor war a soxla maternité bi munoo xam kañ lay ñëw mun na ñëw minuit mun na ñëw 1h du matin mun na ñëw waxtu bu nekk su nekkee nag sage-femme bi logé wul ci biir ñu war a daw di ko uti pour xool fan la logé pour andi ko pour mu ñëw def liggéey loolu nekkul donc mun naa jàpp ni même bii nii am na lu ñu ci war a normé bi nekk Médiek Bangunaam boobu moom dafa yées parce que case de santé bi la moom moo jàll nekk poste li nga gis ñu fay tabax noonu dañ koy tabax noonu rek mais nekkul norme bi nga xam ne moom la war a doon donc boobu tamit ñu ngi xool ni ñuy def pour que ñu jàppale ñu mun ko terminer donc loolu mooy li jëm ci waaye nag jéego am na jéego fu mu amee mooy lan mooy Sindian avant 2012 maanaam bala Macky Sall di ñëw ñaari poste de santé ñoo fi nekkoon mooy lu mu la wax noonu poste de santé bu Kañaru bi nga xam ne depuis jamono yi Senghor la parce que 1900 sama góor gi wax na ko sànq depuis 1968 voilà bañ ko taxawalee donc kooku jamonoy Senghor la poste de santé bu Sindian moom tamit wax noppi donc yooyu nekk na poste de santé yu yàgg ci commune bi waaye diggante 2012 ba léegi en 7 ans taxawal nañ fi poste de santé bi nga xam ne tabax nañ ko normewul mais en terme d'infrastructure benn logement si sama gis-gis mooy logement sage-femme moo manqué ak clôture lu si des yëpp si côté infrastructure mot na li manqué mooy côté équipement am na li fi nekk te loo xam ne mënuñu ko jëfandikoo parce que am na courant bu manqué bu ko war a doxal mais am na leneen loo xam ne comme ay lal ay salle d'observation yoo xam ne li war a nekk foofu pour observation loolu manqué na loolu tamit comme nu ma la ko waxee suñu partenaire bi gëj nañu andil conteneur mais si conteneur yi di ñëw xam naa dinañu gën a waxtaan ak moom pour que ñu mun a doter yeneen poste de santé yi nekk ci biir mooy yi nii et cetera xam naa jafe-jafe yu muy wax noonu moom moo ko waral donc bu Tandine comme ni nga ko waxee 16 février bi passé lañ ko inauguré boobu moom dañ ko inauguré complet normé avec clôture et équipement yi nga xam ne yooyu la war a lan moo manqué si poste de santé bu Tandine am na infrastructure am na équipement am na ambulance médicalisée clôturé nañ ko am na point d'eau am na ay panneaux solaires yu fa nekk lan moo manqué fonctionnel pour mu fonctionnel lan moo war a tax mu fonctionnel mooy nit ñi personnel qualifié bi nga xam ne moom moo ko war a doxal parce que pour le moment benn ASC moo fa nekk personnel boobu moom laa la wax noonu ni semaine bi passé seen ordre seen arrêté bi signé nañ ko te maa ngi ciy liggéey ak ñi nga xam ne ñoom laa ciy liggéeyal pour que balaa ñuy naan ni bés bu ñu toog nii tey ñëwaat na balaa bés bi di am anniversaire am bu soobee yàlla dinañu dugg si biir te lu ñu bëgg a créer fu mu nekk nii mooy poste de santé bu Tandine boobu finalement day
day créer ay envie ay envie de telle sorte que nit ñi dootuñu xalaat sax dem Sindian dama ne amaana sax ay jamono yu di ñëw nit ñi dañuy jóge Sindian di dem poste de santé bu Tandine lan moo tax parce que tout simplement ñu ngi ciy liggéey ci côté jumtukaay xam nga fii bouche à oreille bi mooy kii wax kii ni fële de lii am na loolu mooy tax nit ñi di jóge ay Baliñaam di jóge ay Jokaadu di jóge ay Bala Bassène Bala Ougonoor di jóge ay fu nekk ci bande frontalière bi di uti Sindian parce que partenaire bu ñu am convention bu ma am ak moom matériel bu mu sotti si poste de santé bu Sindian dugal ko si yeneen poste de santé de telle sorte que Sindian dafay suffoquer actuellement en termes de matériel waxuma ni baax na parce que matériel moom kenn du ne doy na waaye nag boo xoolee par rapport ak sa dëkkandoo yi nga xam ne ñu ngi nekk à côté te amuñu loolu mun nañu wax ni manqué na donc nit ñi bu ñu gisee ni Sindian lu jëm ci matériel naat na ensuite mairie bi buy andi ay médicaments Sindian mooy ëppale ñaar ensuite Sindian am na ñaari ambulance donc pour évacuation bi si yeneen zones yi poste de niveau supérieur yi day gën a yomb que tey ku ñëwoon Médiec ñu naan ko bon voilà yow seet nañ la mais foog ñu yóbbu la Bignona donc foog ñu wër lu lay yóbbu donc tax na ba ñoom bu ñu jógee dañuy ne naa dee benn yoon rek mais naa egg Sindian su ma yàlla mayee noyyi ba ma egg Sindian su ma eggee Sindian dinaa noqi te su ma noqee su nekkee am na lu ma manqué pour ma egg feneen dina gën a yomb loolu moo tax ñoom ñuy taamu loolu mais bu ñu demee ba liggéey bi ñu nekk ci liggéey Tandine noonu ak tali yi nga xam ne yooyu la ñuy def pour egg si poste si village polarisé yi di nga gis day yomb nit ki mu ñëw rapidement Tandine bu eggee Tandine bu amee ay jafe-jafe mu xam ne ambulance bu fa nekk noonu même su ma amee jafe-jafe ambulance bi rek hôpital la boo xam ne ci biir ambulance bi mun nañ ma faj dama yóbbu si fi nga xam ne foofu lañ ma référé donc Tandine ñëw Tandine moo gën a baax dem Sindian parce que su ma demee Sindian ambulance bu ñu may yóbbu du ambulance médicalisée ay exemple yu mel noonu ambulance boo xam ne de réanimation ensuite nekk en état nekk ambulance bu bees mokkul ak ambulance bi nga xam ne dafa ne de temps en temps si nawet bi mun na paan donc loolu nekk na ay jéego yoo xam ne si diggante bi taxaw am nañ fi 3 postes de santé yoo xam ne en l'espace de moins de 5 ans am nañu 3 postes de santé 2 postes de santé yoo xam ne c'est aux normes minimes ak benn poste de santé mooy bu Béjé Bangunaam boo xam ne am na tur bi am na turu poste de santé mais des na léegi conditions yi pour ñu normer ko loolu mooy li nga xam ne jéego yi nga xam ne ñu koy lu jëm ci transport bi wax na ko sànq xam ngeen maire mi taxaw ni dafa nekk en même temps leader benn mouvement ñu tuddee ko Bourabé donc à travers mouvement Bourabé boobu jënd nañu ñetti tricycle jox ko population commune u Sindian pour que ñu dimbale ko ci côté transport bi déggal ma ne fukki tricycle jënd nañ ko donc tey fu mu nekk nii si commune Sindian dama leen commune Sindian mu ngi am fukk ak juróom-ñeenti village léegi si fukk ak juróom-ñeenti village am nañu fukki tricycle am nañu juróomi oto yoo xam ne ñu ngi daw ci biir commune Sindian fii nii Médiec am na benn oto bi fi nekkoon naam jamono yi nekk nii dafa am ay jafe-jafe ci côté wàllum panne mais ñu ngi koy seetu pour xool maa ngi profiter pour wax population bi ne oto bi situation bu mu nekk xam naa ko fàttewuñu leen ñu ngi siy seetu bu baax pour toppatoo ko pour mu mun a ñëw continuer liggéeyam Sindian village am na ñaari oto yu fa nekk Kañaru am na benn oto 4x4 bu fa nekk Sindian village am na ñaari 4x4 mooy 4x4 yi nga gis nii yi nga xam ne yooyu la ñuy àndal ba ñuy ñëw ñaari pick-up yi nekk Sindian village fii am na benn pick-up bi fi nekk mais Kaken am na benn 4x4 bu fa nekk fermé Kañaru am na benn 4x4 bu fa nekk mu nekk juróomi 4x4 si juróomi 4x4 yooyu benn rek la foofu commune moom yeneen ñeent yëpp Bourabé moo tax ñu ñëw donc pour wax la ni xam nañu ni am na ay jafe-jafe si transport bi moo tax si suñu wàllu bopp ñu andi ay jumtukaay yoo xam ne dinañu mën a dimbali nit ñi mais comme ñoom ay personnel de santé lañu ñoom lu ñu xam mooy li nekk ci biir hôpital bi
kat-kat yooyu du kat-kat yoo xam ne hôpital bi moo ko moom. mais kat-kat bu amee foog yoon bi tam mu baax tam ñu mën a évacuer malade. effectivement yoon foog mu baax loolu moo tax boo xoolee yoon bu ñuy jël noonu Sindian Médiec si côté bële gis ngeen ni yoon boobu rang-rang la yoonu suuf la mais bu nekkee jaaroon nga fi juróomi at ci ginnaaw di nga xam ne yoon boobu comme fu ñu jaar sànq ni di ñëw yoon boobu noonu la meloon yoon boobu baaxuloon mais tey macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yoonu Médiec Sindian ci côté bële baax na léegi mu des yoonu Médiec Sindian ci côté bi parce que comme ni ma ko waxee Médiec nu mu bindoo noonu lépp lu mu am ci benn fànn daf ko war a am ci ñaar parce que nu mu bundee dafa bindoo boo xam ne dafa yaatu te mu nekk ci côté yoo xam ne ñaari côté yu parallèle donc boo tegee benn tali côté bële fii tamit nga xam ne ba may naan Médiec HLM war naa benn tali boo xam ne bu fi jógee bu mel ni tali bële mu dem fa dina permettre après bu amee benn rond point bi nga xam ne foofu la ñaari tali yooyu di joxantee yoon loolu dina mën a yombal dem bi ak dikk bi ci biir Médiec mais am na aussi 63 kilomètres de route yoo xam ne ak suñu partenaire u AGEROUTE ak suñu partenaire PPDC programme projet pôle développement de la Casamance ak aussi PUDC programme d'urgence développement communautaire am nañu ay programme yoo xam ne 63 kilomètres de route am nañu projet pour ñu defal ñu ko ci commune bi ak ci zone yi nga xam ne ñoom ñoo polariser commune bi donc du yem si commune bi kese day la commune Djibidione commune Souvelle commune Oulampane dafa nekk ni tey jéego yi dañu nekk di wax comme émission bi si côté santé la côté wér-gu-yaram moo tax ñu focaliser wu foofu mais boo siggee tuuti ni di nga gis benn forage bu taxaw na la biir Médiec forage boobu forage multivillage la boo xam ne day alimenter ay dëkk yu bëri forage boobu mu ngi door a taxaw nii donc loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo loo xam ne dina mën a alimenter poste de santé bi ci côté ndox ak yeneen côté. voilà comme jéego yi nga xamante ne wax nga ko mais tamit am na difficulté yu bëri yi nga xamante ne nag mairie bi gouvernement bi war nañ ko saafara ma jox kàddu askan bi bu fekkee am na ku bëgg a sànni kàddu laata ñuy tëj émission bi daanaka waxtu bi jeex na ba noppi. waaw mu sànni ak jigéen itam kenn mu sànni kàddu. yo wangi sanke ñëwtu ni janjam sumoli sum problème yumbo eti hôpital ye premièrement ka fatak mais ka fatak fanko ko jakut mais bu juuse bu ni kene baje yori bo do wa fa mawte ube gabonte naw ko santa ka jiwum di ko seka kawe kenun karak ubagi tewotey yetti ya jembe teboliey kumalata ku kila kan ku korimba benye be Sindian yo po jungol ngal jiram be nolio mani ngol no bagio emtereram be njat ule pake lo liudo l'hôpital yene jum ingila kono aperti danga weti hôpital nangi tepumi no risi semba chololi bar semba chololi ngolen tu ubil tu ngole mu jaw noken di procès yanko nemi kirimbo afi voilà afi yo yanko wonkunya koku kan man kurambe nolim man ko jume nolim hôpital yenye uliko kay tabarakallah bar ambulance yo jigomule tu mangirambe noli man ejo ela ko de renye ubajata malade langol negi tumo lanja benen kurangay yo popengol ente kupi enda ubagitiya inye mo mananye cholo nyaw bebe naw ci betire chan manyu sawe kendo mbu bebe nab so tu ci walo nya ani deru amalatu kungaloro fo kunga sondele maku yaben makiti kuju kamalata boku jebe ka sonte noleno ñi fere mon to fere voilà moom ñu ngi koy remercier bu baax si jigéen itam bu amee kenn kuy sànni kàddu jigéen ñi njomba safe bukana kajalon tu betate ni saf ameraw ati Sindian ni saf communauté Sindian burom anna mere de anam do njomba safe o de jolelu betate monsieur le maire njomba safe da partenaire anu ngarlom rohaya njomba safe nu kata memek di communauté Sindian surtout uli mege
wanu mangum berege monsieur le maire wayanom wuli mukana mati clôture ti hôpital uye e jaxali lu jaxali parce que ku ni nak e jaw ku pit si beurus man ku kan si beus di si fat wata e fulera tu ko kebe mais as am moriro asek aw be mer e morro e be de wel angolent be kakangen be puru wuli mome puru be jo ngi fam fukenu ma sampulon dona ronge kunsa mo ngolentu morro e torsunu ngare amo ba obligé akatenoli mom fukinum na ronge fukara 4 heures na obligé akatenoli manu jaw matu ngolentu le koro lampa let lumière let yo tout bugal bololi mo kane wulo wono mi de lawe babe mege di hôpital uye bugala bul bati ku sekaku boynom mo kana mati ka fataku mo kana mati kurangay dipo wa benenum wayenom réseau yowul ko kallave aw monsieur le maire man jembe kane manu jumeli di côté ti réseau nu gaga to égal yar mangi jake di jobere burungab mege ko babaj burung ba sete wicc bu bajo bare pop wangarume ute pop burungabe bo pour mulo nda sefa bo hande men kante tali rangram mais unya senja waf maw garate wuli burungab yo po fam man jake sigasi communiquer di uba gajak unya sutu mati burung bu bajo dere mege burunga bajo dere mege ban manje basete e jay fam me wakene bare pop ute to po wuli ko ba kalawe monsieur le maire aw di fujuma fiya di burokabia wuli ko ba ka duoy no bay ka wonor ka jake di aw di mani mo no jomo di commune no bayta na baje ka wonor ki ken kantiga aw monsieur le maire aw no jokom burokabia u xelentu bo nu mamang bo nu duwa mo kane e jolelu wuli nu duwa nu kontane ume jata wuli ko ka duway mete kane mi te sofori tanu mangum beri nge mete ka uringu to nu kat lokat dimbaya ya manu joy ko betata me ka ulan kayre bukana ku tu njomba duwe muy ka jalon tu ku sega kesin jan njomba duwe muy ku kamanak ume njomba duwe mangi karesi bar njomba duwe nu kata firma fumbo tate frère voilà mu ngoog yegg nañu presque ci fin émission bi ICP bi ñu bay la lan ngay tàggatoo ak ban message tam ngay lancé. merci am na message bi may lancé si monsieur le maire ak partenaire bi pour ñu jàppale ñu comme Rokhaya lu mu wax nii rek bu ñu amee échographie moom baax na si commune de Sindian bi ñu am ko ndax suñu femmes yu bëri du ñu def échographie boobu problème réel la fii si commune bi bu ñu ko mënee am baax na. ñu jàppale ñu tamit si tali ak ambulance bi pour liggéey bi mu gën a gaaw loolu laa si ñaan maa ngi remercier ñëpp ñi ma doon seetaan à travers GMS FM pour ci émission santé pour tous merci. voilà Rokhaya ñu bay la message bi ngay lancé ak lan ngay tàggatoo. xanaa di gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier au passage Sidi Badji parce que jàppale nañu trop si poste bi. matériel bu nekk moo ñu ko jox nañu ay lal ay matelas ay blouse tensiomètre thermomètre yëpp daal moom daal moo ñu def ay tubaab ñu ngi koy remercier au passage di ko jaajëfal bu baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp xanaa di ñaax jigéen ñi rek ñuy teel a commencé seen visite yi di respecter rendez-vous yi di naan seen garab tamit seen jëkkër yi tam ñu gaaw leen jox xaalis ñu ñëw visite parce que ku si tardé boo ko laajee mu ne la sama jëkkër joxuma woon xaalis moo tax ñëwuma jërëjëf waa GFM. voilà ñu jox Babacar Diatta mu tàggatoo. maa ngi remercier GMS si invitation bi di ñaan daal yàlla may ñu doole di tamit di rafetal suñu liggéey bi si commune Sindian bi. à travers notre partenariat gagnant-gagnant te di remercier ñëpp seen auditeurs yi ñi nga xam ne ñoo leen di seetaan tamit si seen télévision bi di leen ne à une prochaine merci. voilà monsieur le maire. voilà merci man tam maa ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp ne leen ci gàttal rek ni. ñaan ñi fi jël kaddu li ñu wax ci tënk mooy problème mu clôture hôpital bi ak problème mu tali bi
ak problème mu poste de santé bu Médiek Bële nekk na loo xam ne lu ñu boole ci suñu programme bu ñu yóbbu ci nguur gi pour mu jàppale ñu comme lu ma ko waxee loolu xaw na ëpp suñu doole tuuti waaye ëppul doole suñu partenaire ak nguur bi nga xam ne buñ ci waxtaanee dina ci am ay jéego donc fanu usanke ñaawte e saaf kasanke no mute burom nu saaf ka jaalom be mate kemi ko kema nu regu ke suume ko fam baje sembe waynom ranu kanale ñamome kankan wa fanu manje tamo helenal parce que kankan ke yisen bu gala biya kankan ke yisen chef kankan ke yisen e mange yiya yanu sankenum ute di poste de santé yiya uyema parce que di émission nga wiyema yan manje émission yeti di ka sonte norak kambom ka jante nak ure rano mamay kane kambom ka jikerak wala rano mamay kane parce que juk jadi ko ruse mom jup momé jiker nan ko ngarewum yokon man yisenem nya ko ngarlo ja momé yano san de ngar wona je be ngare wan yisenem baje baj sembe donc kankan wa fanu manje ropop kalang yan ngol na lo kanal di bukan kanu manje haja yololal bugala bololal ku ngol ngolen ku tep ku jitum be banu manje bonu yakara meti rinja bo pan sonteno ranu sanke na mute renom di poste de santé di wajam ber ka sonteno rak di sisuka solo la c'est di commune banu pour lam loy banu pour lam tan loyum to enom di commune sisuka soni butinke na di sibakiras sisuk sikaba so sibajenum poste de santé yeno suketi kanyaru de suke yeti Sindia bare jaat si poste de santé si feegi si beneno dere Médiek poste de santé si Gabas di Tandine poste de santé Yamboña bare futi ka fanondi fo man jembe kane man poste de santé Sabajoña tamire di babaj poste de santé mais noken di babaj etep yabaje sembe yankombo etep ka sonte norak di mo fa molo la meti commune Sindia parce que ebaje poste de santé jajak mais fam jake waynom anaw a juutum a subutum nabaj ka sonte norak ka jake di commune yola yenom commune Sindia sanke nute kone ku sekak kanu manje ko kule tikori pour man ko kan visite soli ken man ko baj échographie yoni sanken nya ute a sage femme neno échographie man te ñay jiitu be Tandine roxya mané échographie xana ma jiitu da nga bëgg ma yóbbu ko Tandine wala lan parce que ñun dem nañu Sindia gis nañu Sindia nu ñu occupé bureau yi daanaka dafa mel ni bureau yëpp la ñu occupé est-ce que am nañu foo xam ne foofu lañ koy dugal moom laa leen di wax mais ni rek yi métti wax moo waxaat leen ko ni rek yi métti échographie commune Sindia e junjum nano san ku ngarlok wanu keŋim wayno wama ji sonoli métti nano san matériel e jaalo pam baj a jembe jo mana a goren yo pam baj tapi jinen ban pane cookori yoki wakilu mane jool e leñu parce que échographie non sanu jumene yo échographie quand ende wa fati merci kanko ngare ñama ko jobe tellum mba biñona ku ciame ciam donc je dis que c'est un projet rentable même si c'est un projet dans le domaine sanitaire où on cherche beaucoup plus de bénéfices sur le plan social mais un projet d'échographie c'est un projet rentable sur le plan monétaire. Pourquoi? Parce que les femmes qu'elles disent regroupées pour les amener à Teloum ou à Bignona, quand elles vont là-bas, elles payent pour l'échographie. Donc, qui on installe une unité d'échographie, quel que soit le coût, on pourra l'amortir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, mettez-moi ça sous forme de projet, pour que je sache que ça ne va pas tomber dans perte et profit. Inch'Allah dinañ ko def monsieur le maire di la jaajëfal bu baax a baax ci nit ñi jàppale ba ñu mën a def plateau bi di remercier tamit délégation maire bi ku ci mel ni Mantambe Sané El Hadj Goudiaby Kamban Sané Sekou Alkali Sané
Younous Sané conseiller municipal, Siak Sané conseiller municipal, Suntu Dabo, Anelka Sané chef de cabinet du maire, délégation des femmes, l'imam de Médiek, chef de village bu Médiek ak tamit sécurité bu maire bi Yankuba Sagna, maire bu Sindian waaye tam sous-préfet bi Moussa Ba di remercier tamit équipe technique bi nga xamante ne ñoom ñoo jàppoon tey ci émission bi ba mu mën a jaar yoon. Dawda Sambu ci caméra bi, Paul Mang ci beneen caméra bi, di jaajëfal bu baax a baax Camara Yaya Camara nekkoon ci son bi, Issa Sadio nekkoon ci logistique bi, waaye tamit mention spéciale ak kii di Lamine Badiane bi nga xamante ne moom moo ñu teewal ci département bu Bignona, moom tam jàpp na ci plateau bi ba mu mën a jaar yoon. Di jaajëfal bu baax a baax askan bu yeewoo ca Sindian rawatina village bi di Mbenjeng fi nga xamante ne moom la ñu defee plateau bi. Di leen remercier yenn suñu auditeurs ñi nga xamante ne ñu ñuy bàyyee xel jamono yi ci 89.3. di jaajëfal internautes yi nga xamante ne ñu ñuy seetaan ci www.gms.sn. di leen ne rek seen émission santé pour tous jeex na. di leen jox dig daje ci beneen gox bi nga xamante ne war neen fa demaat dem xoolaat foofu tamit askan bi ñoom naka la ñu tëddee ci seen wér gu yaram. jërë ngeen jëf ba beneen yoon. Bye bye.